jëf mbokk yi xabaar yi ci wolof ci yaatal gannaaw ba 8h jotee ba tegal El Hadj Assane Gueye salaamaaleykum. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar naka noonu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen Manu Dibango wuy ji na boromam ginnaaw jàngoro coronavirus bi ko tërlu nab diir ci juróom-ñett fukkeelu atam ak juróom-benn moom saxophoniste bi doomu Cameroun di woon it musicien international ñeenti doomu Sénégal ca Brescia ca Italie yu amee jàngoro coronavirus xibaar bi tukkee ci Ibrahima Niane kenn ci responsable yi doomi Sénégal yi ca Brescia njiitu réew mi président Sall démb ci kàddu yi jëme ci askanu Sénégal dogal yi ci gën a fës bokk na ci état d'urgence couvre-feu bu ca toftalu ci miim réew ngir béy gi xeex jëm ci coronavirus junni ci milliards ngir li nga xamante ni mooy kuréel gënu ci taxawal ci xeex boobee ak it lu jëm ci wàllu oyofal ci entreprise yenn yi journaliste yi naka noonu ci dem ak dikk beeg liggéey bi oyofal dina ci am jëwriñ ji nu bootu Abdoulaye Diop a ko xamle ci jamono yu soxna Awa Marie Coll Seck moom it ancien ministre de la santé rafetlu yooyu mesure di dogal tukkee démb ci njiitu réew mi président Macky Sall dogal yooyee bokk na ca ne ay njeexite lu jëm ci wàllu transport dem ak dikk bi diggante diwaan yi ci Sénégal dootul mun a ne dirëb fukk ak ñaar ci fan daan ci ànd ak monsieur le ministre El Hadji Oumar Youm njiital association consommateur Sénégal ASCOSEN Momar Ndaw moom état bi la mu bëgg mooy mu dugal ak oyofal ci mbir yi jëmee ci askan wi ak jàngoro coronavirus gi bokk na ca lu jëm ci gàddul leen facture yi ndox courant ak luyaas bi naka noonu téléphone bi ci gàttal ngir mu oyof ci ñoom ñaareelu xaaju xibaar yi dina ci bokk Koro News di bépp xibaar jëm ci wàllu jàngoro ji di coronavirus ak Mamadou Amar Ndione lay doon chronique culture bi gannaaw si yéenekaay yeeg Mouhamed Ndiaye Abdoulaye Diop ci technique bi. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ñu tàmbalee xibaar yi ak wutis di nelawuk kii di Manu Dibango saxophoniste la bu siiwoon ci wàllu musique internationale di doomu Cameroun tolloon ci juróom-ñett fukki at ak juróom-benn li nga xamante ni nag moo waral nelaw gi mooy jàngoroy coronavirus ndax ab diire ngile mu daal di ko tëral moom doomu Cameroun bi musicien international bi gane si woon àddina ci 12 décembre 1933 ci Douala ci Cameroun ni ñu ko waxee kon daal dina nelaw ginnaaw jàngoroy coronavirus jàngoro ji ak lorangeem ci àddina naka noonu fii ci Sénégal waral président Macky Sall yëkkateeti kàddu démb jëmee ci askan wi ci discours à la nation bu mu xam leen ni lii di état d'urgence dogal na ko bu nu toftal couvre-feu fii ci Sénégal loolu lépp kon ngir rek daal di fexe ba daal di wàññi bu baax wala dakkal lawu ko coronavirus junni ci milliards yi naka noonu ngir njeexite yi tukkee ci jooju jàngoro ak oyofal am ci fonds de riposte la ngir wàllu kon lii di l'impôt yi ak oyofal bokk na ci ngir entreprise yi waaye it njaboot yi nga xamante ni du ñàkk loole ne jàngoro coronavirus laal leen moo waral it juróom fukk ci milliards ngir ndimbal li rawatina ci wàllum dund ak yeneen dina woone it ñi nga xamante ni nag ñooy bonne volonté yi moom président Sall ngir ñu daal di dugal seen loxo ci gafaga yi ngir fonds boobu ñu taxawal di fonds de riposte et de solidarité force Covid 2019 ak kàttanu bu baax bu ko defee ni ñu ko waxee lan ca am yépp ne yéene fexe ba oyofal lool njeexitey jàngoro coronavirus mu mun a ne Abdou Diouf Junior ci leeral. jële fi feebar bi dafa laaj ay koppar yu bari nguur gi jël na lu toll ci junni milliards def ko ci fond boo xam ne li ko tax a jóg mooy xeex coronavirus Macky Sall. boo koy xool budget bi boo ko xaajee ñeent benn xaaj bi la junni milliards la ñu fas yéene mobiliser pour jàppale entreprise yi fexe ba liggéey ñu bañ ko yàq te kenn bañ a ñàkk liggéeyam ci ndax situation bi. koppar yi ñuy dajale ci boobule fond daañ ci dimbali këru liggéeyukaay yi dimbali ci njaboot ji ak sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew suñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall. ñi nga xam ne aussi dañuy def ay spectacle am nañu tolof ci seeni activité dinañ jàppale itam suñu mbokk diaspora ndax ñoom ñoo daan liggéey di yónnee réew yu bëri tey ji kenn liggéeyatul kenn génnatul sax si biti dinañ xool ministère des affaires étrangères nu muy liggéeyee ak ambassades yi ak consulat yi ngir ñu andil leen ay dimbal xam nañu ne entreprise yi amaloon nañ la atum 2019 dañu waroon ko fay jamono ji lu toll si ñaar téeméeri milliards si suñu koppar ñun nguur gi dana ko teggi entreprise yi. am na ci nag secteur yoo xam ne ñoo nar a gën a lompoñ secteur yooyee la ñuy gën a bàyyee xel suñu sukkandikoo ci président Macky Sall. ndax xam ngeen ne lu bëri tëj na aéroport yi tëj nañu hôtel yi tëj nañu restaurant yi. presse bi tam bokk na ci secteur yi nga xam ne mbir mi laal na leen ba tax ñoom it dinañu xool yan anam lañ leen di mën a jàppale ngir seeni liggéey bañ a am jafe-jafe. njiitu réew mi di woo sénégalais yi ñu gën a wàccoog digle yi suñu sukkandikoo ci Macky Sall ci noonee rek la ñu mën a fàggagale bile jàngoro.
jërëjëf Abdou Diouf Junior. Professeur Awa Marie Coll Seck moom rafetlu dogal yi tukkee ci président de la République moom ancienne ministre de la santé bi jàpp na ni daal dogal la yu dëppook tolluwaay lii ci Sénégal ñeel jàngoroy coronavirus ñu déglu soxna Awa Marie Coll Seck. xalaat naa ne modèle boo xam ne ñëpp wax nañ ko mën a def amul waaye mën nañu ci modèle yëpp ñu am luñ ci jàng am na ay dëkk yoo xam ni comme Singapour ñoom dañoo ne duñu tere nit ñi dem dikk parce que dëkk bi dafa tuuti te dëkk bi itam kenn mënu ko def noonu ñoom ñëpp nañ sol masque rek kon xam nga dëkk bu nekk ak sa façon ak say nit ndax Sénégal bu fekkee ne itam dañoo bàyyi rek nit ñi def lu ñu xalaat ne moom lañ war a def defe naa ne dina doy waar moo tax itam dëkk bu nekk da ngay def li nga xam ni méngoo na ak sa population waaye itam ne méngoo na ak sa koom-koom. léegi modèlu Sénégal bi ak ni askan wi bindoo yaakaar nga ni dogal yi njiitu la mi jël wàllu état d'urgence bi dañoo doon yaakaar sax wax confinement maanaam nit ñi tëju seen kër mais waxuñu ko est-ce que ni ko waa France ak Italie ak ñeneen defee ñun kon mënuñ koo def noonu. waaw confinement itam da nga koy pare moo tax ma xalaat ne président de la République dafa jël responsabilité am pour décider état d'urgence bi nag su ko ñëpp toppee te mu am résultat dinañ wàññiwaat waaye su ko ñëpp toppul wala bañul wala amul résultat kaay di gën a yokk kon dinañ demaat ci beneen stade boo xam ni xëy na boobu moom dina gën a métti suñu koom-koom dina si gën a sonn donc loolu yëpp da nga koy calculer loolu moo tax man xalaat ne li mu def tey su ko ñëpp defee su ko nit ñi toppul di dem di dikk feebar di yokk xëy na nag dinañ ne bu kenn demati fenn loolu moo tax actes yi dafay am itam ay niveau daal yooyu yokk wala ngay wàññi en fonction résultat yi ngay am moo tax daal ma xalaat ne lii daal man ci man nañ ko def rek ñaari semaine xool nu muy demee mais xalaat naa ne dina baax ci Sénégal. mu nekkoon soxna Awa Marie Coll Seck démb ci édition spéciale geek Babacar Fall moom ancien ministre de la santé doon joxe xalaatam lu jëm ci wàllu dogal yi njiitu réew mi ci xeex beeg jàngoroy coronavirus dogal la yu dëpp ak tolluwaay li fii ci réew mi ñaan askan wi nag ñu daal di muñ rek aslëf wàccoog lépp loo xamante ni mooy yooyu diggal ngir ak mucc bokk na ca dem ak dikk bi ak wàññi transport bi li ko dalee kon démb jàppale ni léegi dem diggante diwaan ak diwaan dootul mun a ne dirëb fukk ak ñaar ci fan ministre bi ñu dénk wàllu transport leeral que maître El Hadji Oumar Youm teg ca ni li ko waral mooy xam ngeen ni jàngoro ji du demal boppam kon dem ak dikk boobee koy dugal gën a lawal ci askan wi la ñu bëgg a wàññi si lëf ñu déglu maître Oumar Youm. li gën a leer moom mooy déjà interdiction transport interurbain maanaam transport bi nga xam dañ koy def dëkk ba dëkk loolu moom déjà président joxe na ci ndigal bu leer ndañ mooy dañu koy suspendre ci 12 jours yi parce que état d'urgence bi bu ko xasee décrété ne am na loolu donc dafay permettre mesures yi ñuy jël yëpp dañ koy jël ci délai décret bi institué état d'urgence après nag li ci des bu dee dafay laaj ñu proroger ko ci loi daañu ko def bu dee dafay laaj ñu proroger ko ci ay ordonnance bu ko Assemblée nationale habilité daañu ko def ñuy ñaan peut-être d'ici boobu li ñu bëgg mooy coronavirus bi jóge fi et donc ñuy ñaan peut-être balaa ñuy nekk ci ay prorogation ak yu demee noonu mu jóge fi ba nga xam ne ces mesures qui sont des mesures parfaitement adaptées aux circonstances maanaam dafa circonstances yi tollu foofu moo tax ñu war a mën a jël mesures yi pour doxal ngeen déjà amoon na koo xam dañ ko testé positif mu jóge fa dem jëli transport public pour génn Dakar dem ko arrêté côté Fatick du dëgg xam nga loolu bu baree nag day law te law bi lañ ciy bañ moo tax toujours médecins yi nga xam ne ñoo nekk experts yi di xeex te ñu doon wax toujours li leen di tiital mooy law bi moo tax sant nañ ne commencé na law te transport moom xam ngeen ko transport moom ci ay information moo ci gën a gaaw ci yóbbu nit moo ci gën a gaaw ci yóbbu marchandise moo ci gën a gaaw waaye aussi ci yóbbu maladie aussi daf ciy gaaw. mais président waxul àpp bi de ci état d'urgence bi. 12 jours yi mu wax d'urgence loi bi déjà moom moo ko appal loi bi moo ne 12 jours lay durer. 12 jours. maître Oumar Youm ministre des transports ba tey ci édition spéciale geek Babacar Fall ak Macoumba Bey ñu teewlu it naatangoom bi yore wàllu culture communication Abdoulaye Diop mu xamle ni lu jëm ci wàllu tere gi nag dérogation di leen loo xamante ni daana ko feggalas lëf journalistes yi ngir may leen liggéey bi amee ci anam yu mu daal di gënee ci wàllu dem ak dikk boobe kon dina am ne ay dérogation ci dina ci waxtaan talaata tey jii ak patron de presse yi waaye it ministre intérieur ministre Abdoulaye Diop ñu teewlu ko. dina am waxtaan nañ ak patron de presse yi nit yi dañu war a mun a continuer seen liggéey tey organisation la laaj te organisation dinañ ko retrouver avec le ministre de l'intérieur ak patron de presse yëpp ñoo xam ne war naa leen gis. kon ay dérogation spéciale. bien sûr loolu dina mën a am lu gën a am solo tam c'est que tey président de la République jox na ay orientation pour
protéger population yi lu gën a des te du gën a am solo te loolu ngeen leen ñooy dimbale maanaam mooy autogouvernance mooy ku nekk boobu su jeexee parce que gouvernance individuelle si Sénégalais yi si respecté discipline yi ak consignes yi loolu moo ñuy sauvé parce que tey première arme am mooy loolu pendant présidence yi loolu la ñuy yóbbu loolu la ñu si sant yàlla léegi loolu ëpp am mooy respect strict des consignes ñu xool module yoo xam ne édicté nañ ko ñu mun ko respecter ñu conformer aussi règles yi parce qu'il s'agit de l'avenir de notre nation et c'est à ce prix seulement que lañ fi mën a egg. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop yore wàllu culture et communication naatangoom bi nu dénk biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye tey ci suba sax bu 11h dina daje ak ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi ca ministère am fii ci Ndakaaru lay doon la mu ci jublu moom jëwriñ ji mooy fexe ba gën a càmbar leeral lii di dogal yi nga xamante ni moo wékku ci état d'urgence ak ni doxali gi tëddee ci kanam tuuti 11h lay doon. ñu des ba tey ak yéen mbokk yi ci li nga xamante ni mooy discours ak dogal yi fës démb ci janook président Sall ak askanu Sénégal bokk na ci ni ko waxee wàllu ko li ko gën a waral mooy xeex ak coronavirus ngir nag ak oyofal jëmee ci askan wi su weesoo jàngoro ji association consommateur du Sénégal ASCOSEN ak njiit la Momar Ndaw dañu bëgg état bi ci wàllu oyofal gi rek fexe ba gàddul askan wi lii di facture téléphone yi courant bi ndox ab diir lu yaas bi na ko noonu Momar Ndaw ñu déglu ko. facture courant ak facture ndox facture téléphone ak location pour 2 mois yi nga xamante ne bi ci la mbir mi di xew nga xam ne peut-être ci la ñuy am jafe-jafe yi diggante 1 mois beeg 2 mois bi daal mu nekk loo xam ne dañ koy teggil askan wi nekkul xaalis bu bari parce que tey Sénélec boo jëloon benn bimestre boo xam ne kenn fayul courant 64 milliards la boo jëloon ndox benn bimestre boo xam ne kenn fayul ndox mi ngi toll ci ay 18 milliards boo jëloon nag li nga xamante ne bi mooy activité logement yi il faut compter à peu près ay 15 milliards yoo xamante ne bi moom lay jur par mois kon jàpp naa ne moins de 15% li nga xamante ne bi moom mooy budget bi ñuy soxla nga xam ne moom la wax ne moom la ñuy jox Covid bi muy 1000 milliards yi suñ ko ci jëloon incha allah dina tax nit ñi comme ñu ci bari seen liggéey day tagatémbe bu boobaa dinañ mën a nooyi au moins pendant benn bimestre boo xam ne seen i factures yi duñ leen ko laaj. Momar Ndaw ñu dem ba Italie ak doomu Sénégal ya fare foofee ñeent ci ñoom nag daal dinañ am jàngoro ji di coronavirus leeral li ak xibaar bi tukkee ci Ibrahima Niane kenn la ci responsable yi sénégalais yi fare Brescia ñu teewlu ko ci jokkoom ak Alaaji Ndate Diop. ñu ngi koy dundee ak gëm yàlla parce que c'est une li ñu xam mooy situation bi peut-être c'est très critique au niveau de la province de Brescia parce que plus de 5300 cas yoo xam ne ni mi ngi laal communauté yëpp donc ñu ngi koy gérer daal en tant que communauté pour l'instant. ndax doomi Sénégal yi mucc nañ ci wàllu woowu wala am nañu am feebar bi foofu. waaw mënut a ñàkk yéen it bu ñu waxee ne 5300 cas kay bu ñu si waxee ay cas sénégalais donc loolu du problème. nga ni lim bi ñaata lañu. ñeenti cas la ñuy wax mais cas yu normal ñu ngi seen kër actuellement donc du lu garaaw quoi kenn rek moo ci nekk hôpital. seen wàllu paj prise en charge bi naka la demee. ñu ngi leen di suivre comme ni ñu suivre patients yëpp donc. li ñu bëgg daal mooy famille yi tranquille xam ne amul dara lu garaaw loo xam ne ni tax na nit ñu war a préoccuper pour l'instant. RFM rajo askan wi. ci jamono saa su ne lañ leen di dëgtal xibaar yi mujj ñeel jàngoro ji Corona News ci Sénégal ak àddina ak Mamadou Amar Ndione. lu ëpp fukki junni ak juróom-benni nit ñoo faatu ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari junni tegal yoo xam ne am nañu jàngoroy Covid-19 bi ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti réew coronavirus nag mu ngi wéy di gën a am doole ci àdduna bi ca Italie nag nga xam ne fa la mbir mi gën a wulee ñaay jamono ji juróom-benn junni nit ak lu topp faatu nañu ci benn bis rek ni ki démb ci altine ji ñeenti téeméer ak juróom-ñetti nit ñoo ci génn àdduna ñeneen ñoo xam ne tamit feebar nañu toll nañu ci juróom-benn fukki junni ak ñett ëpp na ga sax daanaka bés bu nekk ñi faatu wàññeeku na waaye nag ñi nga xam ne ñooy ñi amee jàngoro ji ma ngi gën a yokku donte sax am na ci juróom-ñaari junneeg lu topp yoo xam ne wér nañu beneen réew boo xam ne tamit coronavirus ma ngi fay def ay jéego mooy Espagne ndax boo xoolee lu ëpp ñaari junni ci ay nit ñàkk nañ seen bakkan ni ki benn bis rek téeméeri nit ak lu topp faatu nañu li ñu am nag ci limëpp ñu am feebar bi tollu na ci ñaar fukki junni ak juróom-ñeent
mu nag nekk loo xam ne jaaxal na bu baax kilifay réewu Espagne yi nga xam ne gis nañ ne daal boo moytuwul jàngoro ji dana fa gën a lor nit ñi. ca France nag jël nañu ay dogal yu am solo ngir nag bàyyi nit ñi ci seeni kër waaye tamit mu contrôler bu baax a baax dem ak dikk bi lii di ramas sax jamono ji moom la ñu taxawal ci ay dëkk yu bare ngir bañ feebar bi law fa ndax feebar bi jamono ji faat na lu toll ci juróom-benn téeméeri nit ak lu topp junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo amee jàngoro ji ca France. ca Allemagne moom ñaar fukki junni nit ak juróom-ñeent ñu ngi jàngoro ji téeméer ak juróom-ñetti nit faf ñàkk nañ ci seen bakkan mu mel ni nag loolu la xew sa Royaume-Uni di Grande-Bretagne moo ko gën a wulee ñaay ndax foofu boo xoolee ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benni nit ñoom faatu nañu ca Chine bi nga xam ne tegle na juróomi fan yoo xam ne amul benn nit bu am jàngoro ji ci biir dëkk ba donte sax def nañu jéego yooyu waaye nelawuñu benn yoon ndax réew ma rek lu toll ci juróom-ñetti fukki junni ak benn am nañu jàngoroy coronavirus nag ca Chine lañ ko njëkk a gisee waaye États-Unis fi mu toll nii ñoom te am nañu njaaxare réew Donald Trump boobu mooy ñetteelu réew bi ëpp jàngoro ji ci àdduna bi lu toll ci ñeent fukki junni nit ak benn amee nañu ko ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ñoo ci faatu looloo tax nag ñu jël ay hôpital daal di koy samp fu ne xeex jàngoro bi gën a am solo ci Afrique nag Afrique du Sud moo ci ëppal ay woy feebar ci coronavirus bi ñeenti téeméer lañu ak ñaar topp ci Égypte ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn Algérie ñaari téeméer ak fanweer Maroc téeméer ak ñeent fukk ak ñett Burkina Faso juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent Tunisie juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent topp ci Sénégal mi nekk ci juróomeelu place bi am juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñeent ñu am coronavirus. ci continent Asie Iran moo fa nekk ci ay coono yoo xam ne kenn mënu la koo nettali gannaaw bi feebar bi xewee ca Chine Iran fi mu toll nii lu toll ci ñaar fukki junni nit ak ñett am nañu ko junni ak juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom faatu nañ ci jàngoro ji coronavirus di wéy di feeñ ci ni adduna bi di doxee ndax boo xoolee conseil de sécurité bu mbootaayu xeet bi di ONU amaluñu réunion fukki fan ak ñaar ngi nii réunion virtuelle maanaam ku nekk toog sa réew ñuy waxtaan ci ay vidéo loolu nga xamante ne am nañu ko proposé woon sax ñoo ko xamle jërë ngeen jëf foofu la ñuy yem ci xibaar yi coronavirus bi ba beneen yoon. jërëjëf Mamadou Amar Ndione bokk ci ñi nga xamante ni jamono yi di tubaab di wax télétravail ci la ñu ne ñu ngi ci gox yi waaye nag terewul ñu ngi ci liggéey bi nag ay jigéenam ñu bari ci rédaction bu RFM loolu lépp jëm ci kaw matuwaay yi ni ko kilifa yi kër docteur digle ci ñu moytu dankalikoo yi kon di dandante ab diir rek di ñaan mu bañ a yàgg loole nga xamante ni coronavirus imposé nañu ko ñu ànd doon benn rek ngir daan ko imposé ko moom it génn gi ci Sénégal ci àddina. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegsi ci wàllu chronique culture bi ak Alaaji Ndate Diop. dal leen ak jàmm. ñi yënguti ci wàllu aada ak cosaan ak ci wàllu communication ci jamono ji nga xam ni ñoom ak ñeneen i secteur yëg nañ bu baax a baax tawat gi nga xam ni moom moo wàcc ci àdduna te suñum réew mucc ci di mbas mi di coronavirus. njiitu réew mi président Macky Sall jël na bu baax a baax jàppale leen ñoom it ci fonds d'urgence et de solidarité bi mu tëral Abdoulaye Diop moom mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu aada ak cosaan waaye tamit wàllu communication. absolument loolu mooy conséquence crise su amee secteur yëpp lay laal mais am na secteur spécifique yoo xam ne comme culture moo tax président wax na ko ci discours am mooy communication tam moo tax président wax ko ci discours am moo tax ak acteurs yëpp dañ xool lu mu gën a rafetee loo xam ne acteurs yëpp culturels yi ñu mun leen moment bu ñu vivre nii ay moment yu difficile la ñu mun la jàpp ci loolu. ñu wax jëmle ci li ñu duppee théâtre forum ou le théâtre intelligent. loolu nag ci jamono ji nga xam ni ci la ñuy waajal màggal bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel wàllu théâtre ca Tambacounda troupe bi duppee boppam atelier théâtre bu Tamba di yëngutu bu baax a baax ci lu ni mel mu di loo xam ni sax askan wa sopp nañ ko lool waaye troupe ba dafa jànkonteel ak ay jafe-jafe Moussa Oumar Gueye. Je choisis de vivre par choix. Pas par
d'apporter des changements, pas des excuses, d'être motivé, pas manipuler. niñ ko soseeg ni ni si def ni ñetti at troupe bi ñu naan ADT atelier de théâtre de Tambacounda nekk na troupe boo xam ni ay élèves ak ay jàngalekat daanaka ñoom ñoo ko seq ñuy doxal benn xeetu théâtre boo xam ni bu yee askan wi ñu duppee ko théâtre intelligent. Bokar Sall président troupe ADT bu Tamba. théâtre forum moom dafa doon théâtre boo xam ne dafa jóge woon Brésil li waxoon jóg mooy population yi wax seen li ñu la loo xam ne li jafe-jafe am na théâtre war cee mën a participer ñu participer fu nu soxla daal ba nga xamante ni élèves yi bu nu gisee bëgg a roy ci lu rafet roy ci lu baax jàng surtout. kii di adjoint au maire bu Tamba di Bounama Kanté ak kii di secrétaire général conseil régional de la jeunesse di Mamadou Ba ku ci nekk nag daal dina bëgg ñi nga xam ne ñoo toogal nguur rawatina jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ñu daal di gestu troupe ADT bu Tambacounda. dañuy bëgg rek fësal li nga xam ni moo war a nekk mooy maanaam ñun ñëpp ñu fexe ba jàppale leen. rafetlu nañu seen liggéey. ADT li may fekkee yëpp salle bi day fees woykat yu bëri danañu organiser salle boobu mënul fees ñu jàppale troupe bi ñun en tant que conseil de la jeunesse dañu leen fekki accompagner leen. savoir et transmettre pour nous en servir et construire avant de se servir. ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars wi ñu nekk ci la ñuy màggal ci àdduna wërngal këpp bés boobu nga xam ni moom la ñu jagleel wàllu ko théâtre waaye ci suñum réew ak ci contexte bi nga xam ni ci la ñu nekk bés booba duñu ko màggal coronavirus di li ko waral jaageen jëf ci déglu bi fii la ñu yam dig daje ëllëg. Savon de Marseille Alphée seen gamme Opalia expert groupe voyage ak seen marque de référence Sens ñoo leen di may li ci yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf xaayaan ku dégg séeréer na ko ñëpp déggandoo bàkk ko dégg jottali ko sa morom état d'urgence couvre-feu moo am ci réew mi Sud Quotidien xëy jukki ñaari baat yooyu ci xëtamu njëkk xamal ñu leen jiital mi Macky Sall moo doon waxtaan démb ak askanu Sénégal doon wax ak ñoom ci jàngoro corona